jërëjëf Thiandi bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi jot na la gën a fës ci xabaar yi bokk na ca ni Hissène Habré génn na àdduna tey ci suba la xibaar bi jipp ki fi nekkoon ci réewum Tchad corona moo ko yóbbu barsàq ginnaaw ba ko yoon tegee loxoom dañ koy tëj ngir dundam rédaction bu ITV xëy na càmbar ay dëkkandoom Almadi jàpp Wakaam ku baax ku amoon dal la ñu nemmeeku dañu ci ànd ak gëstu Boubacar Dieng ci biir xabaar yi danañ ci bokk itam plan décennal xeex mbënd moo ko tax a jóg fukki at la war a am juróom-ñetti at jàll na téeméer boo jël lu ëpp juróom-benn fukk doxal na ko ci wàllum koppar gi juróom-ñaar téeméeri milliards lañ ci def waaye ba léegi su tawee mbënd mi ngi lëmbe ci réew mi càmbar mënta ñàkk ne audit ministre bi ñu dénk wàllu gouvernement Serigne Mbaye Thiam jàpp ne audit kay mi ngi am ndax ay mission ñëw nañ càmbar ko saa su dañu ci ñëw ànd ca gëstu Pape Ibrahima Ndiaye doon ci bokk itam xabaar yi ci wàllum yaatal gi lu jëm ci xeex bi waa Touba di xeex ak mbënd mi jamono ji tembe fu mel ni kii Touba Ndamatu ak la ko wër ndaw ya taxaw nañ temm di ŋacc ci fexe ndox mi dem waaye teewul ñu ngi yaaxoo ndimbal ci kàddu yi kilifa yu état bu Sénégal dañ ci ànd ak Gouranda ak Loom toog tekki ci réew mi lu mën a nekk la tàmbalee ci wër ci mbedd mi ginnaaw daara jëm ba tey mu yor butigam di yëngu ci wàllum koom ak yaxantum fii ci réewum Sénégal la ko defee ci Ndakaaru gi dañ ci ànd ak Oumar Kane mu nuy xamaleeg boobu lee waxambaane ni ki ñu song faram fàcce gi ñu gërëm leen Thiandi bi ak ñun ci TV tàmbali faram fàcceek xabaaru marax yi ci mbirum génn àdduna Hissène Habré moo nekkoon ci réewum Tchad 1982 ba 1990 ay xeexoom mujj ci ab coup d'état nguuram daanu mu daw làqu ci Sénégal jamonoy dox ban jàpp ko tuumaal ko faatu bakkan ci anam bu sakkan yoon teg ko loxo tëj ko ngir dundam tey ji la génn àdduna ci hôpital principal bu Ndakaaru corona moo yóbbu bakkanam lu ni mel tax na fi mu daloon ci Sénégal ay at boobaak léegi Wakaam Almadi am na fa ay màkkaan ay dëkkandoom yëkkati kàddu yu seede jëm ci moom reportage Boubacar Dieng. Wakaam dal buntu kër ki fi nekkoon njiitum réewum Tchad ñaari gardien rekk nekk fii famille bi nag kenn nekkul ci biir kër gi dëkkandoo yi nga xam ni nag nanguwuñoo àddu sunu caméra jàpp ni Habré ku baax la woon gannaaw Wakaam ñu dem Almadi file nag ay consigne lañ fi joxe kenn bu mu dugg ci kër gi wante kenn say dëkkandoom indi ay seede maanaam daal ci dëkkandoo bi daal mooy li ma la wax rek woon nit la koo xam ne bon dafa kii quoi dafa bon ku posé woon la ku baaxoon la mais xaw ma au fond bon monsieur Habré au fond mais daal c'est un gars bon qui s'est conscient ko la kii ku réservé woon quoi de trop daal duggul woon daal bon ci nit ñi daal. Habré ñu tëj ko ngir dundam ndax crime contre l'humanité moom nag li ko faat moo di jàngoroy coronavirus daanaka soxnaam defoon na sax ab bataaxal ngir wax ak askan wi ci feebar bi nga xam ni dal na ki fi nekkoon jëkkëram nekkoon itam njiitu Tchad di Hissène Habré. Boubacar Dieng ginnaaw Wakaam ak Almadi gëm daroon ci Sénégal gi Hissène Habré génn na àdduna ki fi yor ministère bi dénk yoon ci Sénégal Maître Malick Sall kàddum jipp jëm ci wàllu wi anam gi xew ak taxawaay bi ci war a xaar Hissène Habré nekkoon njiitum réew ñëwaat na ci faram fàcceek jokkoom ak Alassane Samba Diop. Vraiment présenter condoléances am famille Habré présenter condoléances peuple tchadien xam ne daal gouvernement Sénégal ak son président le président de la République defoon nañu seen maximum pour que Habré nekk ci bonnes conditions à la fois sanitaires et sécuritaires parce que Habré dans de bonnes conditions lañu ko détenir fan yi passé nag dafa xawoon suburu et puis jabaram laaj ñu évacué ci benn clinique privée administration pénitentiaire moom dëgg moom dafa ci amoon ay inquiétude parce que xam ne conditions sanitaires ci prison bi moo gën
assurer effectivement que ailleurs mais comme dañu ne woon def feebar effectivement dañu obligé effectivement évacuer ko ci benn clinique ba xam ne clinique bu baax nag dëgg première qualité et malheureusement ci clinique boobu la jot Covid bi administration pénitentiaire bu ñu informé ñun immédiatement président de la République dafa joxe ay information hors directeur de l'hôpital principal ak médecin personnel pour ñu jëlee ko foofu pour que ñu effectivement ñu yóbbu ko immédiatement hôpital principal. ñun Sénégal li ñu confié woon mooy détention abré détention bi moom jeex na lu des lii léegi def naa loolu ci loxo famille abré la ak xëy na ci loxo gouvernement tchadien loolu dëgg-dëgg dañu koy bàyyeel xam ne ñoo ko moom mooy famille abré ak xëy na gouvernement tchadien ñoo koy seet. mu doon kàddu ko maître Malick Sall ministre bi dénk justice bu Sénégal jokkoom ak Alassane Samba Diop. Hissène Habré ay plainte dafa gàlloon ci am ndoddam moo waral ab atem ba yoon daal leen koy tëcc giirub dundam fii ci Cap Manuel ci kaso yu Sénégal yi lu ni mel tax na ba kàddu jib na kii nekkoon conseiller Human Rights Watch ci boppam yëkkati na bataaxal di xamle ni li ko metti mooy ñi nu ñàkk seen ay mbokk ak ñi loru mbay seen alal yàqu ci amul benn ndàmpaay buñ leen jox ki nga xamoo di Red Brody jàpp ni fi ñu toll ni tembe waroon naa amul ndàmpaay waaye nag jot na naqarlu faatu Hissène Habré donc ñaanal ko jàpp ni kon ñàkk nañu kenn koo xamante ni bim nekkoon na ku mbiram bari woon lool yëngu-yëngu ci wàllum yoon dañ toppaat mu li mbir incha allah ca nu mu gën a yaatoo xabaar yi wéy ci beneen mbir soxal lu jëm ci Sénégal ak tolluwaay bi ci wàllug mbas mi ak la ca aju xam ngeen ni ministre bi dénk wàllum intérieur demoon na ca Kër Massar doon nemmeeku ji mbënd maak na muy doxee ak lu ñu ci war a jël ci ay pexem waaye dafa mel ni dem ngam fa dem taxul askanu Kër Massar ànd ak dal wala xel mu dal ci wàllu guddi mel teewut tey la wàllu gën a aay tey la seen fit gën a rëf-rëfi ñu xuus ànd fat correspondance Mamadou Lamine Fati. doxu nemmeeku bi jëwriñ bi yore mbirum intérieur defoon ci Kër Massar taxul soppeeku am ci gox googule gannaaw sax bu ñu yëkkatee lii di plan Orsec bi ngir mën a jàppale askan gi. pour te dire la vérité maa ngi nii door a génn tey parce que ndox mi daa jëloon suñu site ba feenee lépp doo mën a génn foofu moom grand nous n'avons rien vu comme dispositif bu dul fii nii mooy pompe bu ñu wàccee nii moom rek lañ fi amagum. waaw mais ndox mi di sotteeku jóge jaxaay ñëw ba pénitence ñëw yëpp suma buntu kër lay sotteeku ci gannaaw ci terrain bi te loolu chaque jour maa ngi ci veillé ak taalibe yi ak n'importe quel gosse bi nga xamante ne dafay ñëw parce que lépp loo gis il faut ñu njëkk a aar suñuy doom mais li ndox mi yàq ci biir grand ñi nekk ci réseaux sociaux yi ñëpp a génn suñu secteur bi fii nii unité 3. ci unité 3 ak Calibas doon gox yi nga xam ne ndox yuy jóge ci yeneen i gox yi fa la ñuy daanoo. file moom benn pompe rek a fi am pompe bu nga xam ne fu mu toll nii dafa noppi suñu sukkandikoo ci chef de quartier bu Calibas file lu ëpp téeméeri kër yi fi ne ñaar téeméeri ak ñeent yi dañoo nekk ci biir ndox. ministre bi jaar na fi démb am na ay promesses yu mu def li ma gis ci journaux yi mooy am na 150 motopompes yu mu war a joxe mais fi mu nekk nii xëy na il nous faut un peu plus de temps pour réaction bi ñëw nekk nii gisaguñu pompe benn bu bees bu la à part la fi nekkoon gisaguñu luñ fi tegaat. xëy na dina ñëw après mi gëm ko ñun kay weesu nañ foofu jaaxle kay romb nañ ko problème bi kay mooy nañ yokk pompe yi ndox mi mën a dem parce que nawet bi demagut fenn nawet baa ngi door a tàmbali daanaka on est en milieu d'hivernage fi mu nekk nii ba octobre ndox maa ngi ñëw di ñëw te lii fi nekk nii benn pompe bi daw nii benn pompe daw fële loolu mënul jóobu ndox yi bout de canal bële benn pompe rek benn pompe la day la ñu taal léeg-léeg ñu ne dafa tàng fay ko léegi ñu ne dafa fay ko donc ndox moomu demut te ndox mii mooy dem foofu ndox mi mënul dem mu ngi sotteeku suñu kaw ñun tamit bas loolu mooy suñu problème bi dañuy sotti ndox nekkul li taw suñu kaw lii ngay gis ni du ndox mu taw suñu kaw bu ñu tawee ba pare amuñu xaaj bi toll nii sax. doxalin bu ñu war a def plan Orsec bi nga xam ne dafa war a taxawu askan wi ngir jàppale leen ci war a mënd bi tey jile askan bi nekkee ci Kër Massar nekk ci ndox mi mu ngi koy xaarandi bu baax a baax ñoom di wéyal di am yaakaar ni seen gox gi dina wow. waaye balaa boobule moto pompe yi nga xam ne ñoo fi war a jëlee ndox mi ñoom ñëpp dañoo ne tekk. Mouhamadou Lamine Fati bukkib Kër Massar baa nga ca quartier Ndamar ca Touba foofu tamit ndaw ya ña ngay ŋàcci donte nguur gi daal dinay door plan ŋàcc gi mu tekk muy plan Orsec bi ŋàcc googee ñoom ba léegi ñu ngi yuuxu ndimbal jëmtukaay leen sàkku ci nguuru Sénégal ngir ndox ma man faa génn ndax léegi ñu war a dugg ci ndox mi di ko fa jéem a génn seen jëmtukaay yu néew correspondance Touba Gora Ndak la
neccum ndoxum taw yi di wéy ci dëkk bu sell bi ginnaaw ba ñi loru ci mbënd yi jàkkaarloo ku lu ni mel tax ñu sàkku ci kilifa yi ñu gën a baral seeni mbir jëmale ko ci wàllu assainissement rawatina ci yenn gox yi nekk ci dëkk bu sell bi. jafe-jafe yi dafa métti ndax ndox mi dadul dem bu tawee ñu xëcc ndox mi mu dem fekk ñi ko wër ñëpp génn nañu loolu amatul sens. jumaa ji saa bu tawee ndox mi li ko wër lépp ndox lay doon même bu jumaa ji amul ndox it li ko du am faaw bu ñëw ci jumaa ji dafa am giri yi ñu war a def yoo xam si mooy war a dem ci réseau bi pour mu yóbbu ndox mi giri yooyu moo màcc mbedd yi ko wër yëpp benn amu ci giri. mu di woote bu bàyyiwul Cheikh Abdou Bara Dolly ginnaaw ba mu indee ndimbalam jagleel ko ñi loru ci mbënd mi. bi may ñëw ma xam ni fii ma jëm si fa laa war a ñëw ma xam li fi nekk ma xam solution bi koy faj mooy dañuy jéem a wut ay moto pompe lu toll si fukki moto pompe yoo xam ne moom laa jënd indaale ko ak 250 mètres yoo xamante ni ay tiwo la ngir ñu génn ndox yi ci biir kër yi génn ko ci mbedd yi pour que pompe yu mag yi mën koo dégager mu dem ci canal bi. ci noonee ndaw li ci pencum ndaw réew mi buruxlu ci occasion bi ngir ñaawlu it doxalinu njiital bokk moomeel bu Touba. amu fi njariñ ci wetu askan wi ndax tey jii askan wi yëpp réclamé nañu ñu dax maire bi ndax maire bi amul njariñ ci biir dëkk bi ndax tey jii lii waroon na ñëw ci ñoom masawu leen ñax leen ànd ak ñoom seen jafe-jafe ba pare wut ay moto pompe ndax moo ñu ko dàq ndax moo ñu ëpp alati bi sa réew la yore bi sa état la yore bi sa commune bi la yore ñun suñu xaalisu bopp lañ yor jënd lu toll ci ay fukki pompe ak 300 litres carburant ñëw jox leen ko yaakaar naa kooku am na ñu ko dàqoon. ci Touba xayma bi ëpp téeméeri njaboot yu mbënd mi laal ginnaaw ñoom ñoo ñi leen di xamle ne ba jamono ji ñu ngi xaarandi ne kupp jëwriñ ji ñu dénk wàllum biir réew mi ginnaaw ba ñu dooree plan Orsec bi. Gora Ndack Lo plan Orsec baa ngi wéy ndox mi wéy di sëkkatal askan wi ñii di cadre yi bokk ci parti Pastef Ousmane Sonko moo ko jiite seen cadre jëm ci wàll gi nee ñu doxinu cuune moo am ci doxinu yorinu mbirum mbënd ci Sénégal gi jàpp na ni daal dañoo war a génne koppar yi waaye itam càmbar liggéey bi teg ko ci yoon ndaje ma ci wate woon Abdourahmane li fekkee na ko reportage. seetlu waa ngi bëgg a yàgg ci seen gis-gis mouvement national des cadres de Pastef ñi ñaawlu wi nga xamante ni daanaka at gu jot mu gane ci askan woo nga xamante ni du jóg ci di ko naxaru ndax mettit ñu ciy dund muy ay njeexitalub ñàkk xam bu nguur gi ñàkk xam li jàmp mu jublu fa bu ñu sukkandikoo ci cadre Pastef yi ngir ñoom ay moyens yu doy lañu war a tuur ci stratégie bu ñu taxawal di plan Orsec ngir ñoŋal ko. mu def ci ay moyens yu doy yoo xam ne dañu ko gis ci terrain bi parce que bu ñu leen waxee plan Orsec le plan Orsec n'est pas seulement un plan de pompage parce que pompage moom population lañ ko dàq fi ñu toll nii mais plan la boo xam ne dafa am partie relogement am partie cluster eau hygiène assainissement am partie sécurité. bu weesoo loolu waa Pastef dal nañu bu baax ci plan bi nga xamante ni nguur gi taxawaloon na ko ngir xeex mbënn mi ci réew mi nga xamante ni lu ëpp 750 milliards te 500 milliards ñu dugal ko ci bu ñu sukkandikoo ci ñoom. muy ñàkk xam bu nguur gi ñàkk xam nu ñuy gérer koppar yooyu ci seen gis-gis war a tax jëwriñ gu ñu dénk wala gox yeeg gox-goxaan yi war a amal ab gëstu xam ni mbir yi tëddee moom mi nga xamante ni moo xam le woon daanaka ci téeméer lu ëpp juróom-ñetti fukki yi ci liggéey bi mët na. fukki at amul kenn ku gis benn document boo xam ne ci wàllu alal xayma nañ plan décennal député yi demoon sax biñ tiimee mbir mi gis seddoo bi ni mu méttee bii bukki bii njuur bii sàmba loolu la ñuy wax maanaam wala li ñu ne loolu lii mënuñu cee wax dara parce que ONAS a ko yoroon nga laa leneen ñu ne loolu lii mënoo ci wax dara parce que ADEM moo ko yoroon donc finalement da ngay dem ba xam ne yow ñii alal ji nekk te dañ ko doon seddoo dañ ko doon paccoo kenn xamu def lan kenn xamu fu ñu koy investir moo tax ñun dañuy ne audit bi dañ koy def ci nii ak ci naa parce que alal Sénégal la. fexe def Kër Massar ab département muy pexewub nguur gi bu amul benn njëriñ ci gis-gisu Pastef wante ci geneen wàll wi jàpp nañu ni politique gu ñoŋ jëm ci wàllum aménagement du territoire mën na régler problème bi. tëgg nañ ab plan boo xamee ne bi nii maanaam li jëm ci aménagement wu Sénégal ci réew mi yëpp taxawal nañ ko loolu lañ wax nañ ko mettre en application ak loi d'orientation bi mu àndal parce que tamit mënuñu chaque fois ñu génnee ay plan duñ ko appliquer ba plan ya daanu ñu démarré waat ay études yoo xam ne bala moo jeex sax xëy na dépassé période bi nga xam ne moom la plan bi waroon a dox donc loolu mu nekk jafe-jafe yoo xamee ne bi nii ñun ñu ngi leen di digal plan boobu nañ ci gaaw taxaw. gannaaw bu ñu ñaawloo kàddu yi nga xamante ni jëwriñ gi di Omar Gueye yëkki woon na ko di méngale inondation yi nga xamante ni am na fii ak ya ca tugal yile kàddu parce que fa ñu ngi woo askan wi suñu booloo taxawu ñi nga xamante ni ñooy dund jafe-jafe yi
tukkee ci mbënd mi. Abdourahmane Ly bu fekkente ni kàngamu Pastef jàpp na ni Pastef daa war a am ci càmbar koppar yi fu mu jaar lim plan décennal ñi ngi ko tàmbali woon ci atum 2014 mu war a am fukki at kon 2023 la war a jeex ñu ngi 2021 kon ñaari at xëy na moo ci desandi ci wàllum koppar juróom-ñaari téeméeri milliards ak nangam lañ ci war a def fi ñu toll nii téeméer boo ci liggéey bi ëpp na juróom-benn fukk ak ñett yoo xam ne def nañ ko ci wàllu guni mel waaye teewul ba léegi tëm mi ngi am moo tax député jàkkaar ni xëy na càmbar mënta ñàkk maanaam def ab audit naka noonu tamit ay kàngam di ko laaj ku mel ni Thierno Bocoum jiite mouvement Agir lu ni mel tax na ministre bi dénk wàllum ndox mu sell ak ndox yu bon yi assainissement ak li jëm ci wàllum ndox mu sell mi Serigne Mbaye Thiam moo ko jiite nee na audit yàgg naa am émission ñëw di càmbar liggéey bi fi mu toll mu nekkoon tey ganuk matinal i rajo ñëwaat ak Pape Ibrahima Ndiaye. ñu daal di taxawal plan Orsec lii fekk si beneen plan boo xam ne daanaka léegi mu jeex te mu jëmoon ci mbënd mi waaye li yëpp nag taxul ñenn ci askan wi di dund bu baax li ni mel looloo tax ay nit jàpp nañu ne dañu war a auditer bu baax koppar gi nga xam ne moom lañ dugal ci inondation yi ministre bu ñu dénk wàllum eau assainissement jàpp ne jaru ko ndax wàllum contrôle ñu ngi koy def bu baax a baax. ñu xayma woon ko daaw assemblée nationale jël kuréel goo xam ne gii ñi ànd ak gouvernement bi ñi ngi ci mooy majorité bi ñi opposition bi ñi ngi ci ñi nga xam ne la ñuy tuddee non inscrit ñi ngi ci ñu dem ci fukki région ak ñeentu Sénégal yépp ñu ne leen liggéey bi ñu liggéey ci programme boobu lii la ci seen rapport de gisuñu ci fenn foo xam ne fii nee nañu station de pompage bii ñu def wala réseau d'assainissement bi ñu def ñun dem nañu ci delal gox gisuñu ko fa. ay experts ñu nekk ci langue politique bi wala sax ay famille yoo xam ne mbënd bi def leen sonal ñu jàpp ne plan Orsec rek doyul wala sax di génne ay milliards ndax jàpp nañu ne boobu ba léegi ñu ngi koy def te indiwul résultat ngir indi ci ay tontu nag Serigne Mbaye Thiam gis ne action yu gouvernement bi jot a teg waaye tamit wàllum évaluation nekk na lu am solo. xaalisu boobu xaalis la boo xam ne bii dafay jóge ci budget Sénégal ak xaalis boo xam ne bii yépp sax ci budget Sénégal lay jóge mais yenn yi ci ay projets yu ñu am ak ay partenaires techniques et financiers lañu mais projet boo xam ne bii am nga ko ak partenaires techniques et financiers ci document de projet bi day am at mu jot audit boo xam ne bii benn cabinet indépendant moo koy def audit yooyu am na su ma jëlee projet bu njëkk bi nekkoon ci plan décennal projet 1 bi Banque mondiale moo ko financé woon xam nga suñu paree ñoom am nañu ay mécanismes pour wane ne xaalis bi niñ ko jaay noonu la résultat yi jot na donc loolu vraiment buñ ci am benn jeexi jaaxa. beneen mbir moo xam ne war nañ ko jàpp ci déclaration ministre Mbaye Thiam benn plan ci wàllum cartographie boo xam ne dinañ ko taxawal ngir xam fii ci Sénégal zone yi nga xam ne ñoo gën a sonn ci mbënd mi lii yëpp nag ngir indi ci ay saafara. Pape Ibrahima Ndiaye ñu génn ci déeg yi tegu ci kaw tali bi boobu jàpp leen li ci faatu ci ay bakkan bari na Sénégal lu néew lu ëpp juróom benn téeméeri nit daañu génn àdduna accident nga ko sooke lu bari yàqu ci matériel ñu bari am cay gaañu ko di laajal waa Mber Abdou Gox la bu ne ci Rufisque foofee nañ ñoom lii di accident yi moo leen jaaxal tax ñu seen naxaru xol wane ko bu baax ni jot nam kilifa yi sàkk ay dogal ci wàllu googee li fi faatu ci bakkan mi ngi bëgg a jéggi doy bam ndaje man wooteeg façon ban wane seen naxaru xol ñu ko ànd ci ak gëstuub El Hadji Babacar Seck. donte kilifa yi artu nañ leen ngir ñu tëj carrière béton bi nekk ci gox bii di Mbir Tawfekh liggéey baa ngay wéyandi ña fa dëkk di ko naxarlu. donc le maire à chaque fois bu ñu bindee moom dina tontu mais def na mise en demeure lettre yaa ngi fii def na mise en demeure pour que alors waa ji jóge fi mais waa ji jóge fi ma defaat beneen ma constaté waat ñëwaat beneen accident am fii accident bi bu mu amee automatiquement j'ai appelé le sous-préfet bi ma ko oowee mu ne ma tu vas faire une lettre ma bind une lettre envoyé ko mu def ampliation monsieur le maire foofu aussi le sous-préfet def sommation de déguerpissement ñu may ko délai 15 jours yoo xamee ne yi si mois de juin 15 jours yoo xam ne yi dafi war a jóge
mise en demeure bi aussi pour 15 jours la woon pour mu jóge fi mais jógew fi. nekkinu askan wi ak carrière bi du ñàkk kaarange si quartier ba. camion yi pelle mécanique yi ak yëpp duñu nelaw ñu toogaat parce que accident amaat soo leen xoolee fii si boor bi carrière bi suuf si nga xamee ne si sama ginnaaw ñun ñi fi nekk mën nañ ma témoigner kenn mënu fi woon a dox pour yéeg fi wala nga doon adulte bu dëgër nga mën a yéeg non seulement fii école moo fi am te école bi ay xale ñoo fiy jaar oto yi ku nekk xam na loolu. askan wu dëkkee Mbeer Tawféex délai fukki fan leen jox ñi nga xam ni ñoo yor carrière bi ngir ñu jóge fa buñ ko jëfewul dinañ jël seen matukaay jëlee leen fa. jërëjëf Babacar Seck faneen fu am nux mooy ñii di ay étudiants yu Sénégal état joxe leen ab privé wala sax privé yu Sénégal yi dañ doon jàngirum sage-femme ak la ci aju waaye nag nekk tam ay infirmier da leen a dàq ko ni mooy état Sénégal fayut li mu war a fay moo tax ñu leen doon jàngal di privé bu Sénégal nii dañoo sol tay mënuñu jàngal ay ndaw ci koppar du mënta dugg lii moo tax seen kàddu jib ndaje ma bañ ca noppee kenn ci ñoom moo yor seen kàddu ñu ngi ko duppee Ibrahima Ndiaye la mu dénk Mame Seyna bu Babou. engagement bi nga xam état wu Sénégal jëloon na ko ak école privée yi gis nañ ne engagement boobu noonu état bi respecté wu ci dara ñun il faut que état bi xam ne ñun suñu place duul ci mbedd mi salle de classe ñoom ñoo suñu place bon actuellement nii su ma yeboone ñoo ngi suñ 3 ans de formation liñ jot a toog pendant mbas mi doy na te suñu programme bi bari boo xam ni lu ci tegu tuuti buñ ko toogaatoo su ma yeboone duñu pare te certification bi kon su ma yeboone du jar sax ñu koy def waaw maa ngi ñaan ki nga xam ne moom mooy suñu ministre Cheikh Oumar Anne mu au moins mu lijjanti problème bi nga xam ne tey ñun ñoo ngi koy jànkoonteeg ndaxte métti na trop métti na ba fu métti di yem ñaareelu point bi mooy étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci institut privé yi mooy école de formation professionnelle yi état bi vraiment état bi accompagné wul leen ci dara su ma yeboone ndaxte tey ñun mënuñ concevoir étudiant boo xam ni jógee na fii ba Tambacounda wala étudiants yi jógee fii ba Casamance ñu fi nii xamuñu fi kenn amuñ benn assistance sociale ñi lay bay ngay taxawaalu fii xamoo fi kenn amul benn bourse boo xam ne au moins sax daañu la ko mën a neexal même bu dee par 6 mois la sax ñu mun ñëw kii mais am na ñoo xam depuis daaw mois de juillet ba ren jotuñu bourse métti na trop état bi xamul nu ñuy dundee loolu au moins mu ñu si jàppale moins de 14 laat nañu ko étudiant bi dina rey boppam du nelaw guddeeg bëccëg ba am moins de 14 am su ko amee kay kanam mun ko au moins mun ko jox bourse à temps vraiment métti na trop sonn neen trop. aslëf ca bitim réew tënk la doon ci wàllum xabaar jàpp leen diggante Algérie ak Maroc ci wàllum diplomatie nux am na ca fi ñu toll nii tembe chef diplomatie bu réewum Algérie dëggal na ko ni fi ñu toll nii kon dakkal nañu lu bari seen àllo ci wàllum relation ci wàllum jokk jolante bi waaye nañu li mbir mi dagg ak lu ma ndexe du teem bépp étranger moo xam ngay doomu Maroc nekkoon Algérie wala ngay doomu Algérie nekkoon ci réewu Maroc consulat yi daañu def seen liggéey ba ca war ba wala leen a taxaw saa su ne ba li fekk jëmmi jamonoom noonu la ko xamle ca bataaxal bu mu becci yegg nañu ci toog tekki ci réew mi pàcc bi ko jagleel lu ma nekk la koy dëggal mooy ab waxambaane ngi ni boo xam te ni bii ginnaaw daara ja ñëw na ci réewu taax ndakaaru njaay gii nekkoon di ambulant bokk la mi jaay wër ci mbedd mi nekk jàmbaar nabi koccal jàpp te bàyyi ba tey ji ma nga ca place am di wéyal ab yëngoom kookee mooy kan ak naka la tàmbaleem dañ ci ànd ak Oumar Kane mu nekkoon taalibe di wër mbeddu ndakaaru yi tànku nen ba tey mu amal boppam ab boutique buy jaay ay dàll Noreyni Shoes DKR mu juddoo ci atum l'an 2000 mu ñëw ndakaaru 2007 ngir jàng alxuraan ci ab daara bu nekk ñaari tali ab salum bu mësul génn dëkkam xëy rek ñëw ndakaaru. je me rappelle benn jour dañoo demoon ci benn kii dañoo demoon yelwaan yi quoi man ak daara ji taalibe yi quoi boobu nag fekk maa ngi doon ci dëkk bi nag nga xalaat à 2007 2008 quoi léegi bi ñu demee woon ci benn place nii quoi fi gars yi di noosee toog di cons ak seen kii quoi comprendre
waaw restaurant yi bien sûr léegi bi ñu ñëwee foofu nag léegi ñun dañ doon def comme gars yi bu ñu lekkee ba dessert rek ñu dem xool bu fekkee boisson bi am na ñu xëccoo ko wala genre yooyu quoi léegi ci kaw loolu am ñaari benn grand benn xale bu jigéen toogoon foofu quoi doon cons léegi bi ñu jugee rek di dem ñu dem di njëkkante boisson yi man xaw ma luy boisson ak bière bi ma dem këf boisson bière bi rek daw ñu maa ëppalee loolu ba tey dama ko fàtte quoi léegi gars yi topp ma di ma kaañe ci loolu quoi genre. ginnaaw bi mu mokkalee alxuraan Ousmane Diaw jublu ci njàng métier ñaw la njëkk jàng waaye mu bàyyi ko ndax ay tolof-tolof mu nekk tawu yaayam papam génn àdduna ci bi muy am juróom-benni at Ousmane Diaw fanaan ay guddi yu bëri ci mbeddu Ndakaaru yi ndax ñàkk fu mu fanaan li mu dund tax muy gën a farlu ci jëm kanam. problème mooy aw ma woon fu mu dëkk aw ma woon fu mu fanaan fu ma kii bu ma héberger tey xam affaire yi changé quoi am na ay tolof-tolof ñëw tëdd si ay mbedd doo dem doo am foofu fanaan quoi yooyu yëpp dund nañ ko quoi yoo xam ni xam nga ñu yàlla quoi moo tax bu fa dañuy sant yàlla quoi parce que fi ñu yàlla jëlee dafa sori quoi xam nga boo dañ toog ay 3 mois daaw am loo lekk wala yooyu yëpp dund nañ ko quoi di xoos lu xam nga mu metti quoi dafa ñu am ay soxla yoo xam ne duñ ko mën a fajal suñu bopp wala ñu demee noonu extra xam nga ak maire bi nga xam ne man sama papa sax xaw ma ko bu baax à 2006 lay wàcc law gaañu xam nga koo te man boobu 2000 laa xaw ma sax sama papa buñ ma ko wanee sax du ma ko xam xëy na bi may xàmmee fekk na moom génn àdduna. mbébét bu mu amoon ngir nekk tailleur mu teg ko ci suuf tàmbali njaayum dàll ci atum 2017 kenn ci xaritam yi moo ko ci dugal. tey na si laa gis sama benn xarit boo xam ne ñoo nekkoon bokkoon même daara ma gis ko nag muy def affaire yu business yu daal quoi si laa ko waxee ni saa xam nga à chaque fois dina ànd aussi muy woo te man ak moom soriwuñ ka quoi comprendre te ba ñoo bokkoon noonu daal quoi muy woo yaayam et tout naa ko dama jël ay saako ceeb ak wala yu demee noonu quoi ma ne kii li muy def war naa ko mën quoi comprendre nga léegi si laa ko waxee nag damaa bëgg a dugg si métier bi quoi parce que man xam naa man li may def bëgg naa ko te am naa ci fulla quoi te am na lu ma jaral quoi si laa ko expliqué ne ko Fall soo booy xëy rek nag ma jël si quoi. Ousmane Diaw di liggéey loo juróom-ñetti ndaw ci boutique am ku nekk ak mission am li mu bëgg mooy liggéey loo ndaw yu bëri. projet yi bëri na quoi ñun nag suñu objectif bi ma gën a man li ma gën a bëgg sama àdduna mooy fexe ba jeunesse bi yëpp liggéey quoi comprendre boo gisee ñëw ci place gis ni fi liggéey yëpp te place bi sax tollagul noonu yenn toll yi quoi. ñuy gérer livraison yi ñii di gérer affaire yu bindi facture yi ñii di gérer affaire transfert yi ñii di gérer affaire Instagram bi ñii di gérer site web noreyni@dakar.com nga xam ne mën nga dem fa commander immédiatement quoi ñuy gérer affaire rangée yi et tout xam nga di gérer affaire bale yi quoi ak fomp yi xam nga loolu mais waaye ba ci man dama koy def xam nga ñun ay taalibe lañ quoi ñun wala la xam bu ñu waroon xëy suba dem jaayi ndox dañ koy def parce que ñun man li ma gëm mooy am man loolu laa gëm quoi xooluma liggéey bi xooluma liggéey boobu. fii ak lu néew mu ubbi ñaareelu boutique am te taxawal marque boppam loolu lu mu gëm la. jaajëf Seydina Oumar Kane ci gëstu bu ñu mel waaye itam jaajëfal ndaw loolu le ak ñi mel ni moom jàpput bàyyi toog tekki lu mën a nekk lam ci fàttali ay junni ci ay ndaw Afrique ñoo def diggante Italie ak Algérie jàpp li nga xam mooy Libye lépp bëggoon dem bitim réew moo ko sooxee kon toog tekki nañ ci gën a jàpp ñu gërëm nañ ci ànd beeg ñun ITV li moo la laaj ci xibaaru marax yi dana am plateau spécial ñu ànd ak yéen incha allah 20h45 lay doon tey jii ci kanam tuuti incha allah daañu ci ànd ak ay techniciens ngir waxtaanee situation Sénégal ak mbënd mi ñu xool lu borom xam-xam yi ci tabal ji dëgg-dëgg ngir Sénégal génne fi mu nekk ba léegi ñu bàyyi leen ak la total Cheikh Hassana Fall ak i ganam doxal ba ci kanam jàngeen jëf.